bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. bar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd inna alhamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu bi annahu ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabili rabbih حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس اعلموا أن رمضان قد تمت اليوم يوم عيد العيد المبارك قد غفرنا الله سبحانه وتعالى جميعا إن صمنا إيمانا واحتسابا لله لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها المسلمون اتقوا ربكم الذي فرض علينا الصيام غاية له اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وجعلنا من المتقين mbokk julli di doomu ndey ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ko bakk di ko kañ ci turam yu màgg yi di yëkkati baatu allahu akbar di wane ne yàlla moo gën a màgg lépp yàlla moo féete kaw lépp yàlla dong ma yeyoo cant mboolem xaaju cant yi day dellu ci yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu xéewale ñu fekk li nga xam ne mooy shahru ramadan mu dimbali ñu woor ko ba jeexal ko ñu jàpp ne yàlla subhanahu wa taala jéggal nañu sunu ay bakkaar ci su fekkente ne woor nañu ko ngir sàkku aw yiw woor nañu ko te yàlla rek tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na képp koo xam ne danga woor weeru koor ngëm yàlla tax ak sàkku aw yiw nee na kooku yàlla subhanahu wa taala jéggal na ko ay bàkkaaram yi nga xam ne weesu woon na yàlla na lu ko yàlla subhanahu wa taala defal nañu ragal yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo farataal ci ñun weer wi nga xam ne mooy weeru koor lu tax ngir ñu jële ca mujjantal ga ñu jële ca ak ragal yàlla mooy objectif bi yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor bépp jaamu yàlla buñ ci def yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala nangul waaye mu may ñu ragal yàlla bi nga xam ne mooy jeexitalu koor gi algaaya hiya taqwa jeexital gi li ci yàlla soxla ci ñun mooy ñu ragal yàlla bu ñuy génn ci koor gi yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala defal tey suñu xutba tey day dem ci li nga xam ne mooy al istiqaama buñ ko waxee mooy jub yàlla subhanahu wa taala daf ñu ko sant ko yonent yi alayhimu salaam mu sant ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fastaqim kama umirt na nga jub comme ni ma la ko sante kon jub ji dul ñun ñoo koy tëggal sunu bopp mais yàlla moo ni tëggal ban façon jub la soxla pour ñu jub ko moo tax mu ne
fastaqim kama umirt jubal comme ni nu la ko sante wa man taaba maaka ak képp ku tub ànd ak yow loolu lañ ko sant muy jub te jub gi tege ci njàngale yàlla ak yonentam yàlla subhanahu wa taala wax ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog bés ak saxaaba yi mu daal di rëdd benn rëdd bu dijj bu mag daal di jàng laay ji ma jàng mu rëdd ay rëdd yu sew ci wet yi ci côté yi mu daal di wax ne wa anna hadha sirati mustaqiman rëdd bu dijj bii te jub mooy siratal mustaqim waaye yi ci côté yi nag mooy ñàll yi moom la yàlla di wax ne wala tattabi'u subula bu leen topp ñàll yi su ngeen ko toppee fa tafarraqa bikum an sabil dina leen teggiloo yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yoon yooyu bopp bu ne seytaane moo ci taxaw di woote te seytaane ku ne xam na wooteem fu mu jëm moo ko waxal boppam yàlla subhanahu wa taala feddali ko inna sheytaana lakum adu fattaxisuuhu aduwa innama yad'u xisbahu li yakunu min ashaabi sair seytaane seen noonu la na ngeen ko jàppee noonu li mu bëgg ci yéen mooy mu yóbbu leen sawara kese loolu rek la soxla ci yéen innama yad'u xisbahu li yakunu min ashaabi sair yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal njub googu mooy li nga xam ne jullit bu ne bés bu ne daf koy takraar miraaran di ko ñaan yàlla te par force da koy ñaan yàlla loolu yàlla subhanahu wa taala def ko ci saar wi gën a rëy ci alquran mooy al fatihatil kitab yàlla subhanahu wa taala dëxañ ci ñaan ngoo xam ne mooy ñaanu njub yàlla li mu xam ci njub ne ñaan mooy ñaan gi gën a rëy ci ñaan yi moo tax mu dugal ko ci fatihatul kitab xam ne fatiha bés bu ne jullit yi danañ ko jàng miraaran ay yooni yoon la ko jullit bi jàng ihdina siratal mustaqim saa su ne yaa ngi koy jàng ngir lan yàlla teg la ci siratal mustaqim te képp kenn ci ñun li mu gën a bëgg ci boppam mooy teg ci yoonu njub donte tegewu ci nag li mu gën a bëgg ci boppam mooy tege ci siratal mustaqim donte tegewu ci siratal mustaqim boobu muy al istiqaama dafay ànd ak ñun dimbali lu ci àdduna ba dunu kenn duñu xeeb yàlla duñu xeeb waaye sunu nawle duñu xeeb loolu la siraatal mustaqim di def ci doomu aadama siraatal mustaqim boobu wala al istiqaama bi ñuy waxtaane ñu nu fal ci réew mi bi ñu ñëwee loolu lañ wax neen jubal jubbanti loolu yàlla moo ko jëkk santaane dañoo war a jubal jubbanti loolu yàlla subhanahu wa taala santaane na ko bu yàgg loolu moo tax mu wax ne doomu aadama yi na am ab kuréel bu jóg di digle lu baax di tere lu bon te ci digle lu baax tere lu bon loolu yow mi koy digle di ko tere yaa ci war a jiitu waaye soo gisee ku dëng na nga fexe teg ka ci siraatal mustaqim boo demee ci usulu salaasa borom usulu salaasa dafay jàngale ne jullit bi dafa war a xam yàlla xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam diine lislaam te xam bi tege ci ay tegtal du ko làmbaatu su paree ci loolu daawatu ilayhi day jàngale day xamle li nga xam ne moom la xam te di ko jëfe day xam jëfe waaye di jàngale li nga xam ne moom la xam di ko jëfe yonent bi salaa salaam wax ñu ne fu ngeen fekk lu dëng na ngeen fexe ngeen jubbanti ko ak nu ngeen ko mën a nag man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ataful iman képp koo xam ne gis na safaan ci yéen na ko dindi ak loxoom bu dee mën na ko
su fekkee amul pouvoir dindi ko ak loxoom na wax dénoncé ko ba mu dañ su fekkee mënu ko mu metti lu ko ci xolam mooy mu gàddaay ko. kon yàlla subhanahu wa taala ak yonentam dañ ñoo sant ñu nekk ci al istiqaama waaye ñu moytandiku li nga xam ne mooy tooñ az-zulm. yàlla subhanahu wa taala nee na man dama xaraamal tooñ ci sama bopp xaraamal ko ci seen diggante mu ne falaa tazaalamu bu leen tooñante. yàlla mi nga xam ne moo féete kaw ñépp moom mënoon naa tooñ bu ko neexoon mu tooñ ndax moo féete kaw ñépp waaye yàlla ne moom xaraamal na ci boppam tooñ. loolu daf ñuy jàngal ne ku féete kaw waru laa permettre ngay tooñ. loo féete kaw xamal ne am na ku la féete kaw te kooku xaraamal na ci boppam tooñ muy Allah subhanahu wa taala. kon ñi jiite nañ ko bàyyi xel nañu jànge ci ñi nga xam ne ñoo fi wàccee jéggiwun na nañu dayo ci tooñ waaye bi yàlla ñëwee ki mbiram tooñ googu day këppaat seen kaw rek. tooñ moom yàlla subhanahu wa taala dafa garanti ne dina dimbali ku ñu tooñ. la ansurannaka walaw ba'da xiin yàlla ne na dinaa ko dimbali doonte day yàgg mën na yàgg de waaw dóor yi mën naa metti mën naa yàgg waaye nag dinaa ñëw ak sama mbir de. ñama sa tooñ ñépp yàlla subhanahu wa taala am na fu mu jaar ak ñoom bi ñu demee ba yaakaar ne seen tooñ gii dafay continuer yàlla subhanahu wa taala am na fu mu jaar ak ñoom. yàlla subhanahu wa taala daf ñuy moytandikuloo tooñ moytandikuloo ñaanu ku ñu tooñ mu ne ijtanibu da'watal mazlum moytandiku leen ñaanu ku ñu tooñ. te tooñ gi dafa am fu muy déparé am fu muy teere. tooñ gu jëkk gi nga xam ne jaam bi moom lay tooñ yàlla subhanahu wa taala la koy tooñ. yàlla mi nga xam ne mooy buuru jaam yi tooñ boo koy tooñ mooy tooñu di ko bokkaale. yàlla subhanahu wa taala am na pénc mu rëy ak jaam yi mu ne yàlla man yàlla maa leen bind ñu sant keneen bàyyi ma leen di wërsëgal ñuy sant keneen bàyyi ma. loolu doomu aadama ingratitude am toll na foofu. kon nañu xam ne tooñ yàlla subhanahu wa taala moo ci gën a rëy tooñ yàlla waaye tooñ tamit day dem ci jaam bi tooñ moroomu jaamam. dañu moytu na ko li nga xam ne mooy tooñ suñu moroomu jaam wala ñu tooñ suñu bopp. yàlla subhanahu wa taala bari loolu muy baamtu wa ma zalamuna walakin kaanu anfusahum yazlimun ñun tooñu ñu leen di waaye ñoom ñoo tooñ seen bopp. loolu rëccu te lay doon ëllëg yawmal xiyaam yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. ñuy dénk maandute ndax safaanu tooñ mooy maandu. ku ne nga jox ko axam jox yàlla axam jox bépp julit axam bépp nit nga jox ko axam. loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu koy jàngal. bi benn jigéen sàccee ñu war a dagg loxoom ñu daal dinañ dem def intervention ñaani ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu baal ka daal. bi ñu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ka diw sàngam de dafa sàcce waaye comme ci yax bu rëy la bokk dañ bëgg rek nga jéggal ko. yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu leen tontu wallahi su Fatima sàccoon damay daggal xoom Fatima binti Muhammad bu sàccoon damay daggal xoom. loolu day wane ne amul xejj amul seen képp koo xam ne tu as enfreint la loi da nga jalgati li nga xamante ne mooy loo warta jalgati moo xam ci àllu askan wi la moo xam jalgati ci kaw nit ñi la moo xam ay suuf la loo mën a jalgati sanction bi dafa war a dal sa kaw ak koo mën a doon.
loolu Omar ibnu Xataab mu ñu koy jàngal ci jamonoom. benn gouverneur bu mu faloon Kuufa doomam di rawante ak ñeneen ci fas ñu raw doomu gouverneur bi jël karawaasam dóor ko kii ko raw ci lex ba lex bi dagg mu daal di dawal fasam dem ci Omar daal di ko clamé ne ko diw sàngam de doomam dañ doon rawante ma raw ko mu dóor ma karawaas fii. Omar daal di yónnee télégramme ci saasi ne woo leen ma ko mook baayam yëpp nañ ñëw ñu woo leen ñu ñëw Omar jël karawaas gi doom ji yoroon jox ko sahaaba bi ne ko dóoral baayam fi mu la dóor fa baayam mu ne ko baay bi tooñu ma mu ne ko waaw waaye ci autorité baayam ci lan la jalgate yow na dal mu daal di jël yar bi delloo ko ama ne ko baal naa ko ci sa maandute en tant que gouverneur tey fii boo nekkee ministre wala député lu la neex ngay def te dara du la ci fekk buñ la waree àtte sax yeneen mbir la ñuy tegaat pour àtte la teggi melaanim kiiraay lu leen ñu dugg ci pour àtte la te ay nit lañ comme nit ñi benn man simple citoyen boo jalgatee amul dara lu ñuy teg sa ko dañuy yow rek dal kon nit ñi dañoo war a yem ni bëñi peñe loolu mooy maandute waaye ñu xool Omar ibnu Abdul Aziz ci maanduteem bi nga xam ne dafa falu nekk njiitu jullit ñi ci 2 ans mu redressé dëkk bi ci 2 ans ci la redressé dëkk bi ba azaka boo ko génne doo am koo ko jox lu tax mu réussir loolu dafa def traque des biens mal acquis alal ji nga xam ne nit ñi dañ ko jëloon yor ko ci nguur la nangu yépp la nangu commencé ko ci ay jabaram doomu buur la woon takkaay yi mu amoon yépp la jël moom ay mbokkam yi ay doomi buur lañ takkaay yépp ku yor alal goo xam ne nguura la ko joxoon mu nangu lépp yépp mu jël ko yóbbu ko ci baytul maal foofu la tàmbalee door a génn nag jubal ci ñi nga xam ne ñooy askan wi kon way sa weewi tànk kon loolu day wane maandute goo xam ne l'islam maandu woon na ko ci jamono xam ne bu dellusee maandute googu bu dellusee yàlla subhanahu wa taala dina dimbali askan wi Ibn Taymi day wax ne yàlla day dimbali am réew mu maandu donte réew moom réewu yéefar la suñu maandoo yàlla subhanahu wa taala dina leen dimbali waaye yàlla day seetaan gàcceel réew moo xam ne amul maandute donte réew moom réew jullit la kon ñu bàyyi ko xel li nga xam ne mooy tooñ ñu bàyyi ko xel ñu moytandiku ko waaye maandute ñu gën koo saxal ci li nga xamante ne moo ñu boole waaye ñu jubal jubbanti googu bañ a nekk slogan mu nekk loo xam ne lu ñuy jëmmal la te buñ ci ragal kenn ku leen yedd lu jub wala lu baax boo koy def bu ragal ko la yedd yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala dimbali leen ñoom bali ñu bëgg ci réew mi ci mbaax yàlla defal leen ci yombal ndax réew bu baaxee ñëpp la baaxal yàlla defal leen yombal musal leen ci seytaane mi nga xamante ne mooy lëkkaloo ak képp ku gàddu nguur seytaane day lëkkaloo ak yow di la jéem a ilham yoo xamante ne du dëgg yàlla leen ci yàlla musal yàlla na yàlla dëgëral ñu ci weeru koor wii di jàll ñu mën a am ragal yàlla gi nga xam ne moom la yàlla namoon ci ñun ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala bépp rëcc boo xam ne defoon nañ ko ci yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu ko ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekkee li nga xam ne mooy ay koor yu bari waaye mu may ñu taxawee weeru sawal bii weer wi ñuy dugg di weeru sawal nañ ci bàyyi xel
yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ko ne woor nga weeru koor ba mu jeex nga teg ci juróom-benn fan ci weer wa ca topp di weeru sawal yàlla dina la bindal yiw koo xam ne da ngaa woor at mi yépp loolu bu ñu ko bëggee dégg dañuy delluwaat ci yàlla wax ne li yàlla subhanahu wa taala di wax ne jëf bu ne dañ koy fay fukk alxasanatu bi ashri amsaaliha soo wooree benn weer buñ la ko fulalee fukk day nekk fukki weer 6 jours juróom-benni fan buñ ko fulee fukk day nekk 60 jours 60 jours muy ñaari weer boo ko tegee ci fukk yi muy 12 mois mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ko na ngaa woor weer koor ba mu jeex nga teg ci juróom-benni fan ci weer wa ca topp daañu la bindal yiw ku woor at mi yépp waxuñu da ngay toftale bés yi déedéet bu la neexee nga woor jeudi woor lundi beneen jeudi nga wooraat lundi beneen jeudi nga wooraat lundi mu jeex bu la neexee tamit nga toftale ko kenn terew la ko kon ñu bàyyi ko xel ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu boole nu jéggal xanaa li ñuy jeexale mooy suñu daara ji suñu wet daaw lañ ko fi lancé woon pour dañ fi bëgg a def vaar mu ñuy jànge daaw lañ ko fi lancé woon am na lu ci jot a dugg ñu bëgg a mottali incha allah parce que xale yi ñu ngi jànge ci biir jumaa ji léegi terrain bi dañ ñu ko may pour ñu defar ko ñu bëgg a ubbi benn buntu waqf fi sabilillah julit boo xam ne dafay jël alalam def ko ci araf buñ ci jàng mu am ci tuyaaba même bu génnee àdduna luñ fi jàng mu am ci tuyaaba kon ñu ngi ñaan yàlla lépp lu waaye am incha allah mu def ko fi sabilillah am na ku nekk ci biti incha allah di laaj lu ci waay man rek am ñu ne ci biir tamit di laaj incha allah lu ci waay am rek incha allah mu def ko fi sabilillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. maaleykum merci beaucoup ci question bi tey dañu ñëw julli si di wax ne ñu ngi ñaan suñu borom nangul ñu lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi parce que gis na ñaanal nañ Sénégal waaye aussi déglu nañ xutba bi imam bi comme li mu wax wane ne jubal jubanti islam moo ko njëkk a jàngale te defe naa ne aussi loolu suñuy njiit yàgg nañ ko wax tey donc xutba bi nekk na loo xam ne ñaaxaat nañu waaye jàngaat nañ ci aussi ne dañuy wane ne dañu war a diriger dëkk bi ci jub ak bañ a tooñ ndax nag ni mu ko waxee yàlla du delloo ñaanu ku ñu tooñ waaye tooñ aussi diggante doomu aadama du ma ne sax jullit ak jullit mais doomu aadama ak doomu aadama warul ku ci nekk war nga moytu di lor sa morom ci sa làmmiñ ci lu ñaaw waaye di tooñ ndax aussi yàlla du delloo ñaanu ko ñu tooñ donc ñaaxaat nañu ci loolu waaye ñaaxaat nañu aussi wane ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na koo xamante ne nii dafa jëloon lu mu moomul waaye ba ñu ñëwee di ko ñaanal ne ko dañu bëgg nga jéggal ko dafa wane ne même bu doon doomam Fatima dina ko def donc dañuy wane ne état aussi lépp loo xamante ne war nañ ko tëral muy ku bokk ci yow ak ku bokk ci yow da nga war a jaarale lépp ci dëgg comme liñ koy waxee te ñun xam nañ ne suñu leader ci loolu lañ mës a woote ci loolu lañ mës a nekk te ñu ngi ciy ñaaxaat ñëpp aussi waaye aussi ñi ngi ñaaxaat ne képp koo xam ne jël na alalu réew mi tamit war na nekk loo xam ne nga delloo ko ndax alalu askan bi bokk kenn waru ko jël di ko def sa moomeelu bopp loolu day warewaat aussi si jubal jubanti rek comme te engagement la woon mooy que ñi nga xam ne jëloon nañ alalu réew mi ñu ko doon wax te ñu xam leen dañ leen teg si yoon ba pare jël alalu réew mi aussi delloo ko askan bi te aussi ñu xam ne ki sàcc ganaar sàcc portable war a mën a tëdd ci kaso bi noonu la ñu ku sàcc ay milliards kon xaw ma nan nga war a def waaye da nga war a tëdd parce que warul am 2 poids 2 mesures donc loolu daal lañ jàng ci xutba bi di wane ne aussi jàngaat nañ aussi ne waruñu jël ne député nga wala ministre nga yow war nga def lu la neex parce que nag jubal jubanti si ñun la war a njëkkee waaye aussi ñu war a fexe di éviter di def loo xam ne lépp lu ñuy tere beneen citoyen ñun tamit war ñu tegu si tànk yooyu donc li ñuy woo suñu collègue di woote suñu membre du gouvernement mooy ñun ñëpp ñu bàyyi xel xam ne ëllëg comme ni ñu koy waxee à chaque fois dañuy wuy ju suñu borom te dañuy rendre compte ci li nga xam ne dañu dénk donc nag te li ñuy wax Sénégal dëkk la boo xam ne metti woon na injustice bi bëri woon na mais defe naa ne aussi gis ngeen ne depuis gouvernement bu bees bi nekk fi defe naa ne gis nañ ñi ngi tegu ci yoon bi donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla oyofal leen yan bi mais bu ñu tegoo ci li nga xam ne moo ñu apporté moo ñu amené ci gouvernement bi muy nekk ci dëgg
nekk ci jubal jubanti rek incha allah yàlla dinañu gën a jàppale ñu ngi ciy ñaax tout le monde. waaw ñaari Korité yi nekk na loo xamante ne nii yàgg na Sénégal mais li ñu mën a wax rek dañuy ñaan yàlla nangul ñu ku ci nekk li nga ci def yàlla nangul la mais nag war nañ ci jugaat ñu xoolaat bu baax l'essentiel yàlla moom moo ñu gën a xam suñu bopp ñun en tant que jullit bu ñu déggee ne weer bi feeñ na dañuy wari bu ñu woor bu ñu déggee ne wari na feeñ na aussi dañuy wari len li ñu mën a wax nag mooy Sénégal yàgg na fi mais ñu ngi ñaan yàlla dindi ko te loolu nag ñu ngi koy teg ci loxo kilifa diine yi nga xamante ñoom ñëpp ñu mën a toog xam ni ñu koy waxtaanee ba nga xam ne ñuy julli ci mu nekk benn fan parce que saa yu ñu ko defee gis nañ Sénégal nu muy gën a neexee mais nag ñu ñaan képp ku julli muy premier jour et deuxième jour yàlla nangul la lépp lu nga xam ne moom nga jaamu ci weer bi yàlla borom yërmande la te ñu ngi ñaan yàlla mu yërëm ñu nangul ñu suñu jaamu yàlla yàlla bu ñu gis suñu bopp te lépp luñ ci doon bàyyi nañ xam ne aussi bu weer bi génnee tam dañ ko war a bàyyi nekkul ne lu baax ci weeru koor rek la nekk def lu baax ci weeru koor la nekk mais toujours jullit bi war na bàyyi xel ne yiw ak lu baax ak di ko def ak di ko wax ak di ko jëfee si sa moroomu doomu aadama yi tey tamit même bu ñu génnee ci weeru koor bi nañ ko continuer yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. wa rahmatullah man la professeur Maguette Seck citoyen Ndar maa ngi baalu ñëpp di baalu ñëpp ñun nag julli nañu tey fii ci daaru comme niñ koy defee rek imaam Dieng xutba na xutba bu am solo xutba na ci diina ji wante xutba na aussi ci actualité Sénégal ak actualité àddina bi ak actualité mbépp réewu jullit mi ngi ko tënk ci ñetti aspect jubal ak jubbante waaw ku ni jubal ak jubbante nag di nga xam ni ci diina la tàmbalee moo tax xutba bi am solo fàttali nañu lu bare ci li nga xam ni moo ñu war en tant que musulman en tant que africain en tant que sénégalais il faut que ñu jiital yooyu mënuñu gëm suñu bopp te fekk ni jubaluñu mënuñu gëm suñu bopp te fekk duñu jubal mënuñu gëm suñu bopp te fekk duñu jubbanti li nga xam ni ay njuumte la ci suñu société bi kon nag niñ koy defee at mu nekk lépp li nga xam ni xutba nañ ko fii nekk na loo xam ni dañ ci war di bàyyi xel ndax waruñu julli korite rek daal di fàtte ni woor nañu woor neexul woor dafa metti woor sacrifice la wante woor li ci ëpp moo di éducation la ci la ñuy war di soppi suñu jikko yu bon yi dugal jikko yu baax yi kon nag ñu ngi sant Imam Dieng ñu ngi baal di balu bépp jullit boo xam ni teew nga fii ci daaru ci Ndar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal fan wu gudd te di ñaan yàlla nangu suñu koor asalaamaaleykum wa rahmatullah. En résumé, nous avons prié aujourd'hui ici à Darou, à Saint-Louis, comme d'habitude. L'imam a parlé des concepts d'actualité, le jubal et jubante. Il a touché à beaucoup d'aspects qui parlent non seulement de la religion, mais de la moralité, de la discipline en général. Donc nous sommes heureux d'être ici en tant que communauté et de nous rappeler que chaque année, les concepts que nous apprenons ici, dans ces événements, sont des concepts à retenir. C'est aussi des concepts à appliquer tout au long de l'année. Ce n'est pas parce que le Ramadan est terminé que nous devons retourner à faire du mal. Nous devons commencer à pardonner, nous devons commencer à travailler. Donc le jubal jubanti, c'est surtout ça. C'est la discipline, c'est la moralité, c'est la tranquillité, c'est le développement. Merci et à l'année prochaine. Nous avons assisté à la prière de l'Aïd al-Fitr, comme il nous a été recommandé. Et nous avons jeûné aujourd'hui 29 jours, hier.
Et nous avons appris de sources sûres que la Lune a été aperçue dans plusieurs pays, dans notre pays et dans la sous-région. Et les gens ont prié en masse dans le monde musulman. Et nous avons reçu l'information et nous avons fait ce qui nous a été recommandé. Voilà, et nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'il accepte notre prière et qu'il nous permette de bénéficier du bénéfice qu'il a promis pour ceux qui ont jeûné. Ils gagneront la piété. Qu'Allah le fasse pour nous tous. Voilà, donc c'est d'ailleurs sur ça que l'imam a entamé son sermon. Et il a axé le reste du sermon sur la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé d'observer la droiture et d'être équitable en toutes circonstances. Et il nous a promis effectivement d'ouvrir les portes de ses bienfaits pour nous si nous observons cette recommandation. Voilà le thème sur lequel il a axé son discours. Et il a salué le fait que les autorités de ce pays ont aujourd'hui mis en avant ce principe dans le concept du Jubal Jubbanti. Alhamdulillah, il encourage à ce que ces autorités effectivement appliquent cela avec constance, avec justice et avec équité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous a recommandé, ce qu'il a recommandé au prophète alayhi salam. Et c'est cette équité et cette justice que le prophète alayhi salam a observé durant son règne, durant son séjour sur terre. Et il a cité effectivement le cas de cette personne qui appartenait à une noble famille, mais qui a eu à maille en partir avec la justice et à qui les gens ont voulu effectivement accorder des faveurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé et a dit que Fatima, ma fille, aurait commis l'acte, j'aurais accompli sur elle la sanction. Voilà donc ce principe d'équité, de justice, c'est le principe fondamental sur lequel que les autorités effectivement doivent observer. Et il a montré un peu les bénéfices que la Oumma peut tirer de cela. Et il a cité le cas de Omar ibn Abdul Aziz, qui a hérité d'un pouvoir, disons, corrompu. Mais quand il a accédé au pouvoir, il a été juste, il a été équitable. Il a commencé par sa femme. Il lui a dit, si tu veux effectivement continuer à vivre avec moi, cet or que tu portes, il faut le rendre au trésor public. On a rendu cet or au trésor public. Et en 2 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa baraka sur le pays, à telle enseigne que cette année-là, on n'a pas eu besoin de donner la zakat aux pauvres de ce pays parce qu'il n'y en avait plus. On a exporté la zakat en dehors de l'État musulman. Donc tout cela, ça montre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est une promesse qu'il nous a faite. Et cette promesse-là, Allah tient toujours ses promesses. Voilà donc en gros le sermon de l'imam. Et il a invité les autorités à observer ce principe et à demeurer ferme sur cela. Si on le fait, effectivement, nous connaîtrons la réussite, ils connaîtront la réussite et nous connaîtrons la réussite parce qu'une fois que les autorités sera pour le peuple, s'ils s'écartent de ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala passera avec nous là où il a passé avec les communautés qui ont précédé. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ce qu'il a promis, il le fait. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il fasse descendre sur nous tous sa miséricorde et qu'il nous aide à être juste et à observer dans la constance cette équité. Voilà. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonné nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees